Càmbar si diine sur ITV. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. C'est ici sur ITV, où que vous soyez, paix sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñu ngi leen di yónnee sunu nuyoo fu ngeen mën a nekk di ñu seetaan fii ci ITV ci émission bi ngeen di topp saa su ne te ñu duppee ko càmbar ci diine. ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen mastawu coono di leen balu aq di leen bal aq di nuyu di sargal di jaajëfal équipe technique bi Massamba Mbuub ak jeunes yi nga xam ni ñoo ànd ak moom ci liggéey bi ba ngeen di mën di jot ci émission càmbar ci diine ni mu gën a rafete. bu ko defee niñ ko tàmmee di def ci sunu émission saa su ne léeg-léeg ñu ubbee ko ay kàddu yoo xam ni ubbee lay doon rek mais du nekk sax jataay bi sujet bi nga xam ni moom la ñuy waxtaane. kàddu yooyu ci émission tey bi mi ngi jëm ci wax ne ñu ngi fàttaliwaat di fàttali sunu bopp di leen fàttali nañu sàmmonte ba tey ak les gestes barrières donte woon gis nañu dafa mel ni ñu baree bari léegi daanaka sànni nañ ko ci ginnaaw jàpp ne jaratul bàyyi xel. ñu ngi sant yàlla bu baax subhanahu wa taala wax dëgg yàlla defal nañu tawfiq ci réew mi ndax boo xoolee yeneen réew yi feebar bi sax dafay dellu si ak doole. kon nag ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala te boo seetee ba seet sax même borom xam-xam yi tëna leen fi mu nekk nii ñu xam dëgg-dëgg lan moo expliquer le fait que lu mel ne sunu réew yi feebar bi bañ fi am boobu doole. wante tawfiq ñun liñ ci amul solo mooy sant yàlla ndax am na nu mu doon mel dina xaw a métti ci ñun ndax xam ngeen ni réew mi dafa ñàkk kartan rawatina ci wàllu ay santé ak yooyu. kon ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala waaye nag nañ góorgóorlu def suñu kéem kartan ci sàmmante ak geste barrières yi. ñaareelu tomb bi mu ngi jëm ci ubbite école. xam ngeen jàng dafa am solo ci réew réew moo xam ne dem nañ ba xale yi kenn du leen jàngal amuñu fu ñu leen yóbbu ngir former leen éduquer leen réew moomu amul avenir. kon nag ñu ngi jaajëfal xale yi ak njaboot bi ak gouvernement bi di leen sargal di leen jaajëfal ci ñu jël matuwaay yëpp ba ubbite école bi mën a tegu ci yoon. donte woon sax dina am ay tolof-tolof ndax foofu it liñ fay liggéey des na waaye daal ñu gën a bàyyi xel tout tànk yi. du ma jeexal nag tomb boobu lu dul ma wax ñu gën a bàyyi xel tam jàngale daara bi jàngale arabe jàngale franco arabe bi ñu gën ko bàyyi xel tamit ndax loolu it Sénégalais yi dañ ko yittewoo lool fonk ko lool. kon nag mënuloon di toppatoo rek école boo xam ne mooy bi ñu fi tubaab yi bàyyee. li nga xam ne nag mooy suñuy valeur suñu l'islam bi ba tey joxuñ ko cër bi ñu ko war a jox loolu ñëpp juboo nañ ci xanaa kay benn yoon la ñuy jaar ba jox ko cëram mais ñëpp juboo nañ ci ne joxuñ ko cër bi ñu ko war a jox. kon nag comme école ubbi na nekkaale ne occasion ñu sànniwaale boobu message gouvernement bi ak ñëpp ñi nga xam ni war nañ cee dugal seen loxo ñu waxtaanee ko ba école bi nekk vraiment une école boo xam ni dafay jël en charge li ñu soxla ñun ci ay valeur ak li ñu soxla ci xam ko ci sunu démb ak gën a mën a moom sunu bopp xamit fan la ñuy teg sunu tànk tabaarakallah. kon su ko defee ñu kontaan lool tey di am ci jataay bi ñaari invité muy docteur Momar Kane nekk à ma droite nga xam ni xam-xamam mi ngi màcc ci science sociale mbiru gérontocratie. waaye itam ku ñu xam la ci engagement ci wàllu l'islam ñu kontaan loolu ci recevoir ko c'est la première fois ñu recevoir ko ci plateau bi di kontaan tam di recevoir imam Ababacar Sylla du gan ci plateau bi xëy na bi mooy ñaar wala ñetteel yoon mu ñëw fii ci ay waxtaan. li tax ma gën leen a sargal nag ñoom ñaar mooy que ni semaine bi am na nu mu xawoon demee ci sama côté ba au dernier moment daanaka laa leen proposé ñu ñëw ci plateau bi ñu nangul ma ko ndax seen engagement ak xam ni it
wax dëgg yàlla comme dama leen a woo mooy dama leen a soxla ci waxtaan boo xam ni gis naa ni am nañ fi place bu baax a baax a baax te loolu dina feeñ ci biir waxtaan bi kon nag ma jox docteur Mama Kane mu nuyoo docteur maa ngi lay remercier bu baax a baax bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Imam maa ngi lay nuyu maa ngi lay delloo nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam. di nuyu sama mbokk mi Silla Imam Silla. di nuyu waa kër gi. ñi lay jàppale ci liggéey bi. di nuyu ñi ñuy déglu. ak ñi ñuy seetaan. di ñaan yàlla li nga ñu invité yàlla defal ñu ci tawféex. ba liñ ciy wax. amiin mën a am njëriñ. amiin yaa rabbal aalamiin. amiin yaa rabbal aalamiin Imam Ababacar Sylla ma jox la nga nuyu bismillah waaw aywa. waaw. dañ may présenter. waaw. léeg-léeg comme en sociologie. comme sociologue. waaw. man sama formation. travail social la. je suis un docteur en travail social. d'accord. spécialisé en gérontologie. en gérontologie. mais comme nit ñi xamuñu boobu domaine. waaw. alors comme science sociale la. waaw. je préfère dire docteur en sciences sociales. d'accord voilà loolu mooy. waaw kon ci biir science sociale la lu tax ma di ko préciser parce que j'ai des collègues yoo xam ne dañ mi daal sama kaw léeg-léeg. aywa waaw ne ma il faut nga siiwal suñu métier bi et cetera. waaw mais c'est vrai waaw travailleur social métier bu am solo xëy na nag dëkk tubaab bi ñoo ko gën a xam. waaw mais ñëpp ko soxla de. exactement ñëpp ko soxla d'ailleurs gérontologie bi nga wax xam nga man sax sànq gérontocratie laa wax. alors gérontologie bi. mais tënkal ñu ko tuuti gérontologie bi am ci lan la jëm. gérontologie mooy xam-xam bi toppatoo màggat rek. d'accord nekkinu mag ñi. d'accord voilà waaw mag xam nga mag moom nekkin la. voilà mag ci boppam nekkin la donc beneen monde la encore mag. comme ni nga xamee ni xale nekkee benn monde. pédiatrie amee. voilà ab gériatrie am en médecine. voilà gérontologie en sciences sociales am. voilà qui s'occupe de la science de la vieillesse. d'accord la science de la vieillesse. xam-xam la de. gis nga tabarakallah. tabarak voilà kon loolu baax na kon nag vraiment les sociologues purs et durs puristes là ak ñëpp nii affaire bi leer na donc mi ngi noonu Imam Ababacar Sylla ma bàyyi la nga nuyu. alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam. assalaamu aleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. mbokk jullit yi mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi imam Ahmadou Makhtar Kanté di nuyu tamit docteur Kane ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel seen émission bi càmbar ci diine ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ko jaarale ci imam salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi lay remercier baax a baax wax dëgg yàlla ci teew bi ak sa engagement tamit ci l'islam bi ci jàngale bi ci daawa bi. yal na yàlla defal tawfiq. amiin dolli la wér ak tal. amiin yaa rabbi. tabarakallah su ko defee kon ñu dem régie ñëwaat ñu dugg ci biir waxtaan bi. alhamdulilah rabbil alamin kon mbokk yi ñuy seetaan gis ngeen ci affiche bi donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam statut et message. xam nga jéem naa dugg fu nekk pour jéem a seet ban thème laa koy présenter yombul ma ne kon naa ko def lu gàtt rek loo xam ne nit ñi danañ xam ni lu ne mën na cee feeñ ci wàllu xam-xam dégg nga statut et message le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee lan mooy wàccuwaayam moom mooy kan ak tam jàngaleem lan la indil àddina bi fan la fekkoon àddina bi est-ce que àddina bi ñu ngi ko doon xaar ba mu ñëwee tam lan la indil àddina bi ak tam àddina bi ñuy dund fi mu nekk nii li ñuy wax le monde contemporain lan lañ war a jëlee ci jàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam rawatina dafa mel ni fi mu nekk nii dafa am ñoo xam ne dañoo taxaw temm jéem a lëndëmal xelu nit ñi pour ñu bañ a xam kan mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak luy wàccuwaayam ak jàngaleem et bu boobaa yaakaar naa julli di rek ñoo war a mën a taxaw pour leeral masala bi parce que ñi dul jullit mënuñu xam kii kan la
waaw parce que du ñu jàng alxuraan ba xam ni ko alxuraan wax ci moom du ñu xam tamit sunnaam xam siiraam xam ay jàngaleem kon loolu moo tax ñu mel ne yéen ñi borom xam-xam yi loolu bien sûr que obligation lay doon ñu taxaw yéen bi sa salam ci défendre ko lii nag kon contribution la ci défendre ko ci wàllu xam-xam am na yeneen façon yu ñu ko mën a défendre aussi comme li xew keroog samedi rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie nga xam ni dafa lëkkaloo ak caricature yooyu ñu defoon ay nataal yu ñaaw ba pare bu ko askanal yéen bi sala sallam bu ko defee tamit ñu ñaawal deru jullit yi war na ni jullit yi ñooy topp ku mel nii xam nga loolu doy waar la kon xëy na ñenn ñi dañoo ñàkk xam yéen bi sala sallam ñeneen ñi dañoo xam ba pare bëgg indi lu ñaaw lu mu ci mën a doon rek borom xam-xam lislaam yi dinañ mën a tontu su ko defee kon docteur Momar Kane yow bokkoon nga ci ñi nga xam ni samedi bi passé ci rassemblement boobu ñu defoon contre l'islamophobie ci place de l'Obélisque bokkoon nga ci ñi fa teew mais pas rek teew bokkoon nga ci ñi nga xam ni jël nañu kàddu def benn discours en français léegi ma bëggoon nga tënkal ma sa discours boobu yow lan la ëmboon ak yan message clé moo ci nekkoon. waaw jërëjëf discours bi nga xam ne déclaration bi nga xam ne moom la mbooloo mi def keroog benn comité scientifique ñoo ko def lañ ci jublu woon nag mooy li waraloon rek ndaje mi te mooy maanaam ñaaw tef googu nga xam ne jullit yëpp doomu aadama yëpp sax ñi nga xam ne rek nite nañu rafetluwuñ ko mooy anam bi ñuy wonee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono yi te ñu tuddi ko ay caricature loolu naqari àddina bi yëpp naqari jullit ñi ñu war ci daje nag ñuy wax ne xëy na ñu koy def xamuñu yonent bi c'est sûr que xamuñu ko moo tax d'ailleurs bokk na ci mission wu jullit ñi nañu góorgóorlu pour xamle yonent bi waaw parce que xëy na ñoom ñoo am chance di ko jëriñoo donte sax nañ ko waroon jëriñoo yëpp defaguñ ko waaye yonent bi yónni wuñ ko ci ñoom rek ci àddina bi yëpp lañ ko kii alors caricature yi kon jullit yi je pense que des fois est-ce que duñu def erreur naan notre prophète waaw déedéet yonent notre Coran déedéet ilaa kaafatan linnaas ilaa kaafatan linnaas rahmatan lil alamin donc yónni wuñ ko jullit ñi àddina bi yëpp lañ ko yónni d'ailleurs jullit yi mooy ñi nangu daal waaw loolu point la boo xam ne xëy na dañ ko développé mais déclaration bi niñ ko commencé moo di dañu wone ne l'islam diine jàmm la assalaam boo dee seetlu jullit ñi seen taxawaay seen ci seen dundin baatu assalaam day ñëw régulièrement ci lu ne assalaam nag jàmm nag dañu wax ne fii ci àddina bi moom mënoo am jàmm absolu salaam absolu amul salaam absolu ma nga am ajana mais fii lañu koy jànge fii lañ commencé di ko jàng di ci def stage ba mar a war a nekkin woo xam ne bi dana jur jàmm waaye bu ñu àggee ba ajana nag ñëpp day fekk at mi nañu mën a dund jàmm moo tax jàmm absolu la ñuy am ci àjjana moo tax foofu même boo julli mooy lan waaye dem ci sa borom mu tëbb la ay leer soo wàccee li ngay jëkk xalaat mooy yéene jàmm ñi sa ndeyjoor ak ñi sa càmmoñ asalaamaaleykum wa rahmatullah bu ngeen di nuyoo asalaamaaleykum ñaanalante salaam donc loolu dafa am solo donc jullit ñi noonu lañ leen mooñee maanaam bëgg jàmm di jàng di nu ñuy taxawee ba jàmm am mais nag loo bëgg jàmm am na nu muy demee tu es obligé nga wone sa naqar waaw parce que lu jàmm jooju ngi wut bu amee loo xam ne li day ñëw di dox digganteem ak yow il faut que loolu yëngal la loolu nag moo ñu dal ci caricature moo tax ñu ne li nga xam ne def anam bi ñu wonee yonent bi ñaaw na rafetul ñàkk na kersa te itam liñ ci jublu mooy provoquer jullit ñu provocation lay doon mënoon nañ cee bañ a wax dara su fekkoon ne bii ñi ko wax dañ koo wax rek pour ndax bon waaye ñun dañu jàpp ne dañ koo wax pour décourager ñi nga xam ne de plus en plus ñi ngi bàyyi xel yonent bi
ñu ngi koy bàyyi xel parce que caricaturer au fond caricature lu ñu ci jublu mooy banaliser. banaliser ñàkkal solo waaw banaliser bu jullit ñi lu tax duñ image yoon bi sax duñ ko wane. parce que image boo wonee rek mënut a jot mukk. gëdd yonante bi ak taaram. ak mbaaxam mënu ko jot. boo ko defee wàññi nga ko. rawatina nag nga defe ne ko ci anam bi ñu ko caricature. anam bu naqaree wax sax bu naqaree parce que dañu wax ne. keroog wax nañu ne ba kuréelu murid yi. xidmatul xadim si ko. waaw xidmatul xadim waaw. dégg naa ñoom daje nañ ci waxtaan ci. mais dañu ne li ñu wax yëpp mooy boycotter produits français yi naqarlu ko wax nañ loolu décision yooyu jël Sëñ Muntaxa xam nañu ne d'accord na ci. mais wanuñu ko nag caricature yi ndax ñaawaayu. waaw xam nga dëgg la. ñaaw la waaw. xam nga loolu moo tax jullit ñi def réaction moo tax jullit Sénégal quand même ku ne xam na leen ci bëgg yonante bi. loolu moom defe naa ne xaw ma lu fi manqué te keroog firndeel na ko. keroog mbooloo mi ñu am kenn mësu koo am ci Sénégal. ci dajale ay kuréel yoo xam ne yi bokkuñu boo leen bàyyi seen bopp rek dañuy def nii. waaye ki leen mën a dajale dëgg mooy yonante bi loolu nag mag ñi ñoo ko fi ji. mag ñi ñoo fi ji bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam. donc loolu moo tax ñu réagir wax ne ñoom ñuy def loolu li ñuy def du leen jëriñ dara parce que lii mënut a ñàkk maanaam bëgg yonante bi ak dellu bi nit ñi dellu ci lislaam loolu au fond moo leen jaaxal moo leen tiital te loolu caricature mënu ko changer ñoom li nga xam ne lañu daan noote wala nga xam ne li ñuy glorifier woo xam nga France dafa nekk réew moo xam ne dafa spécial un peu ci monde occidental. parce que ñoom dañu am benn notion bu ñu tuddee la grandeur de la France. loolu moo tax dañu yëg nañ seen bopp yëg goo xam ne gi defe nañ ku dul ñoom rek tekki woo dara. moo tax d'ailleurs boo dee xool type de colonisation yi am colonisation britannique moo gën a respecter culture ñi mu coloniser que colonisation française parce que colonisation française li mu bëgg moom mooy assimilation. waaw maanaam yow li nga nekk du dara li ma nekk mooy lépp da nga boo bëggee tekki da ngay mel ne man. loolu xam nga même fii sax def nañ ko fi ci anam bu doy waar. parce que dañ fi les 4 communes. les 4 communes yi ñu ci nekkoon nga xam ne ñoom citoyen la ñu woon ñeneen Sénégalais du ñu citoyen parce que justement sori nañu civilisation tubaab. seen civilisation bi itam ci la ñuy layale colonisation. alors yooyu nag am na jamono xëy na peut-être ñi nga xam ne seen i taalibe lañ doon formé nañ leen fii ci école yi. xëy na ñooñu demoon nañu ba ñu omnibuleel. ba nangu loolu waaw ba ñu nangu ne ñoom seen civilisation mooy supérieure. mais ça ne marche pas pour kuy réfléchir. pourquoi parce que benn dañuy wax la révolution française de 1789. wax nañ ne révolution boobu moo leen permettre ñoom ñu ki liberté yi consacrer les libertés et les droits de l'homme mais jamono boobu ñu 1789 ci la ñu jël ay des millions d'Africains def leen ay jaam toroxal leen. donc est-ce que droit yooyu ak liberté yooyu nga xam ne moom la révolution 1789 consacré est-ce que dafa concerner l'humanité entière wala ñoom rek la concerné donc ñun loolu ça ne peut pas marcher pour nous ñun mënuñu croire à ça boo jëlee seen la laïcité 1905 lañu def la séparation de l'État et de l'Église mais laïcité boobu ñoom bi ñu koy consacré ñun fii ça correspond à la Troisième République. mais mettit yi gën a mettital ak xeex bi gën a tar ci l'islam jamono boobu la am fii ci Sénégal. ci la ñu lakke ay daara Pire. ci la ñu jël ay kilifay diine. toroxal leen ci seen kanam ci jaboot. tëj daara yi. donc ñun lay seet li muy sonné ci suñu conscience mooy lu bon la mënut a nekk lu baax ci ñun. d'autant plus que pour ñun dafa li muy prôné mooy seppi loxo yàlla ci doxalinu àddina te loolu l'islam mënu ko nangu. donc ça ne marche pas non plus les lumières ñu tuddee les lumières boo leen waxee ñu ne ñoom les lumières mooy toute la production intellectuelle bi nga xam ne ci 18e siècle la woon
mooy ay Voltaire ay Rousseau ay D'Alembert ay Diderot et cetera ñu ne ñoom ci loolu la àddina jage. waaw ku jàng bu baax 18e siècle. àddina mi ngi woon ci lëndëm. voilà balaa boobu. voilà léegi nag loolu ñu boo ko jàngatee da ngay xam ne au fond loolu ñuy tuddee ay lumière ñun pour ay lëndëm la obscurantisme. waaw neexul la kii nag mais dafa laaj ñu expliquer ko. parce que damay wax ne dañuy wax ne def na 3 réductions loolu du man rek maa ko wax ay intellectuels yu bari même occidentaux wax nañ dafa def 3 réductions benn réduction bi mooy àddina la ñu jël ne am na àllaaxira ñu nuyee ko. te loolu ku ne ku xam ne loolu musiba la parce que boo jëlee àddina rek def ko muy seul dundukaay. nga xam ne da ngay jàpp ne yow sa bonheur fii rek nga ko mën a amee. noo def ba man koo am da nga koy def. bokkuwul ak ki nga xam ne day bàyyi xel ne àddina bi da nga fay jaar rek waaye ëllëg la sa teraanga. te li ngay amee teraanga ëllëg da nga koy liggéey fii te ni koy liggéeyee fii moo baax xel ñi ngay dundal baaxal sa diggante ak sa borom baaxal sa diggante ak sa morom ak sa diggante ak sa bopp. donc loolu déjà première réduction boobu li mu jur ci àddina kenn xamul parce que la course vers les ressources nga xam ne wut alal jar na nga faagaagal am aw xeet. wut alal jar na nga bedd say mbokk. wut alal ak ni nga ko xamee rek. ba léegi le profit. waaw donc loolu. lu lay yokk daal yow. loolu problème bu rëy la. deuxième réduction bi mooy nga réduire l'homme au singe maanaam seen théorie évolutionniste. d'accord loolu a posteriori lu muy justifier mooy yëfi bàyyi ma yi doomi aadama yi di def léegi. te li alxuraan wax da doomu aadama bu demee bay def yëfi bàyyi maa ko gën. wàllum adal loolu la alxuraan wax. waaw te loolu moo xew tey boo demee Europe da nga fay gis yoo xam ne yow vraiment lii ay bàyyi ma sax. ay doxalin yoo xam ne ñaaw na. kooku benn réduction la boo xam ne ko def donc ñun les lumières là pour nous c'est pas des lumières. waaw boo ko comparé ak li nga xam ne moom la alxuraan indi. ak li yonente bi jàngale kenn mun leen méngale. waaw y a pas photo. ak peut-être Mamadou mën nañ sax dolli réduction bi ngay wax noonu. muy lu doy waar d'ailleurs. jàpp ne xel mooy nattukaayu dëgg ak lu baax. waaw mooy loo xam nga kon da ngay dàq wax yu. waaw loolu mooy moo tax ñoom mënuñu ànd ci. yonent ak diine ak yooyu la. non seulement xam nga dafa am au sortir de la réforme là au sortir de la dañu def y a le cartésianisme. donc le rationalisme. te mooy jël xel def ko mooy source axiale des valeurs. lu ko weesu woon yàlla la ñuy wax. yàlla moo doon source axiale des valeurs. mais bi ñu gisee ne église bi jamono boobu. peut-être ñi ko yore woon jamono boobu. def nañu ay erreurs yoo xam ne nit ñi fonkatuñ leen. loolu moo indi ñuy xeex la lutte anticléricale loolu moo ko indi woon. alors mais dañ ci jógee nag man far tarxiis. lu ñuy wax ñu xaabaabal ba mujj ba jël xel ne léegi moom mooy source axiale des valeurs fàtte yàlla. c'est-à-dire donc xel remplacer yàlla ci war di xam mais bi ci gën a garaaw mooy luy positivisme parce que rationalisme sax la mën nañu bàyyi xel mu dépasser le monde le monde physique. moom la Garold daan wax ne la foi c'est la raison sans frontières. mais ñoom dañu dem ba mujj ñu wutal raison frontière c'est-à-dire xel dootu jéem a xalaat lu dul lu ñu gis loolu mooy le positivisme. loolu nag moo indi li ñuy wax rupture avec la transcendance. teg yàlla de côté xam nga civilisation occidentale am na ñetti objectifs yu ñu visé yoo xam ne benn bi mooy rompre avec l'autorité kilifteef. te loolu ñu ngi ko la révolution 1789 moo ko indi. mooy la lutte contre la monarchie mais la lutte contre la monarchie dafa déraper. ba àgg ci xeex kilifteef. société boo amul kilifteef musiba la. ñaareel bi mooy tàqalikook yàlla. tàqalikook yàlla te loolu mooy laïcité bi ñëw parce que yàlla moom soo ko jëlee boo ko dindee dara tarfataay ni rek ci àddina bi mooy kii mu bala donc dañu mujj jël yenn yàlla léegi ci église yi dong lay yem
mais yàlla mënta àtte penc mi. loolu nag moo dem sax ba ñenn ñi ne loolu sax hypocrisie la yàlla dafa amul rek carrément. mooy le marxisme l'athéisme. beneen bi moo di positivisme day tax donc doo xalaat mukk réalité ñaar la y a le réel inférieur et le réel supérieur. réel inférieur mooy lii nekk suñ jamono suñu àddina bi. réel supérieur mooy lépp lu nekk ci mooy article iman rek. allahu malaayikatu ak yi ko wër yëpp. malaayika yeeg yàlla ak àjjana ak sawara ak yooyu mooy réel supérieur. ñoom dañu nier le réel supérieur. xayb lépp lu jëm ci xayb. voilà lu xel mënta xam voilà loolu mooy positivisme loolu moo tax boo gisee àddina bi tey bu fekkoon dañu doon ci causalité dañu doon remonter ci causalité àddina bi tey. problème bu mu am mi ngi déparé ci loolu parce que ñoom loolu noonu la seen société évolué mais en même temps dañu mujj note yeneen sociétés yi y compris même la société musulmane bi nga xam ne bi ñu nekkee ci Moyen Âge moom c'était une société brillante en termes scientifiques en termes aussi religieux donc loolu mooy un peu résumé bi évidemment wax nañ leen bu ngeen reconnaissant woon da ngeen xam ne yonent bi li mu indil humanité amul benn doomu aadama bu ko mësal indil humanité. xëy na loolu bu ñu duggee ci débat yi. incha allah taala dinañ duggan ko càmbar faram-fàcce ko tabarakallah Imam Ababacar Sylla loolu docteur Momar Kane wax est-ce que am na loo ci bëgg chara loo ci bëgg dolli ak tam nga yóbbaale yow tamit bis boobu yaa ngi woon ci jataay ba lan moo la fa marqué loo xam ne gis nga ni daal. boo doon nettaliwaat jataay ba di nga gis ne tomb yooyu di nga ko feeñal nit ñi gën a comprendre jubluwaayu jataay ba ak tamit Momar Kane li mu wax loo ci bëgg dolli. jërëjëf yaa Imam di rafetlu bu baax li docteur Kane wax te mu nekk historique bu rafet ci discours bi ni mu doon tëddee encore xamal àddina itam ne àddina yàlla tabaxewu ko xel. xam-xam la ko tabaxee te xam-xam bi mu ko tabaxee ci yàlla la jógee waxyu la mooy gunge xel matul imaam loolu daanaka boo seetloo discours bi loolu la tënk ndax ñoom jàpp nañ ne xel doy na sëkk pour nit ki dund àddinaam ba mu jeex or que xel doyul parce que bu xel dong doyoon pour ñu dund àddina yàlla du yónnee yonent parce que ku ne ci ñun yàlla bind na ko jox na ko xel mais xel day juum xel day fakkasalu xel day gëlëm day jékki saay jaxasoo day jékki saay nit ñi def nañ lu ne te am nañu xel voilà def nañ lu ne te am nañ xel rey nañ ay nit jaamu ay kii te am nañ xel kon xel effectivement xel doyul pour nekk imam àddina wax yu kon boobu xel nag dañ ko war a bàyyi xel effectivement waaw kenn dañ ko war a bàyyi xel effectivement moo tax wax yu bi mooy imam ci xel effectivement ñi ngi koy rafetlu bu baax a baax bi ci des nga xam ne marqué na ma ci jataay ba keroog mooy ko gis li fa daje ci mbooloo ni mu toll ak ku xam contexte Sénégal bii ñaari baat ñoo fa doon jib sallallahu ala muhammad labbayka ya rasulallah te ña fa daje woon tiijaan murit xaadir laayeen ibaadu rahman ëmb naa fala istiqaama association islamique yëpp kenn rek lañ fa doon jibal turam yunti yàlla muhammad loolu doyoon na ndam sëkk ndam la dem ba Sénégal jëmmal benn bés boo xam ne couleuru benn kuréel feeñu ci yonent bi rek moo fa feeñ jigéen ñi fa ñëw ak góor ñi fa ñëw amul jaxasoo jigéen ñi féete côté góor ñi féete côté seen diggante ñu def fa xàll bu yaatu jigéen ñëpp muuru te imam dinañ ci gën a ñëw ci biir waxtaan bi te même loolu déjà rek kon rassemblement boobu déjà rek feeñal na jàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam par rapport ak góor ak jigéen ak seen diggante ak tey ji Occident ni mu bëggee jaxase yooyu yëpp effectivement ah xam nga moo tax organisation ñoom loolu daf leen di choqué par exemple déjà bu ñëwee gis jigéen ñi koy góor ñi déjà ñu ne lii mooy lan ah ñi yeewuñu nañ bàyyi góor ñi jigéen ñi jaxasoo na waaw man avant rassemblement bi di am na ku ma woo wax ma loolu ne ma man sama problème mooy diggante jaxasoo bi nar a am góor ak jigéen parce que ni nga xamee rassemblement waaw ñëppay jaxasoo du ñàkk yenn saa yi mu mel mais bi ñëwee gis organisation bi man sama xel ci kooku la njëkk a dem ma ne bu gisee lii dina kontaan te jigéen ñi ñëpp muur te kenn nekkul di insister naan sore leen muuru leen ñoom bi ñuy ñëw dañu yëg seen bopp ne lii la jataay bi laaj ak discipline nag
ñëpp toog ba jataay bi jeex ñëpp ñibbi naaj bi tàng lool ñu xaar ko ba discours yëpp jeex ñëpp génn dem amul sànni xeer amul taal pëna amul dóorante amul dara pare forme si ñëpp dem xoola boobu civilisé muuru boobu tamit créé na leen problème waaw te jigéen ñi keroog wan nañu ne ñun sunu yonent lii la ñu sant ci col effectivement loolu te message bu am solo la effectivement te bu doon ki yor micro bi mooy insister di ko wax sax dañ ne yaroowuñu ko waaw mais ñoom ñoo ñëw noonu lenn daal la ñu demandé woon tenue blanc blanc bi rek kon loolu da doon wane ne yonent bi njabootam fa ñu ko teg bala nga ko xam rek nga laal ko te ñoom laal bi ñu ko laal dafa feeñal yaru yonent bi ci njaboot gi kon man keroog journée bi ñaar yooyu marqué woon na ma trop mooy booloo bi jullit yëpp booloo ci kanamu yonent bi jëmmal ko waaye itam organisation bi ni mu rafetee ak ni ñu respecté njàngale l'islam ci diggante góor ak jigéen ci col gi ak ci espace bi loolu bokkoon na ci li ma marqué lool ah tabarakallah et tamit effectivement ñi ko xool àddina bi yëpp man gis naa ci benn vidéo TV5 il me semble que France 24 dafa mel ne wane wuñ ko voilà France 24 dafa mel ne wane wuñ ko mais TV5 wane nañ ko te pourtant am na fi yu ñàkk solo yoo xam ni France 24 dañ koy wane RFI wax ko mais bii France 24 wane wuñ ko par contre TV5 def nañ ci benn document bu am solo sax benn kii bu am solo sax lañ ci def bu équilibré voilà mais France 24 wane wuñ ko te bon man li ma ci njëkkoon jàngat mooy loolu dama ne bon France 24 comme ñoom liberté d'expression la ñuy défendre lii expression la te amul xeex amul xuloo amul paaka amul jaasi kon normalement war na feeñ mais kon est-ce que kon ñoom gëm nañu ne liberté d'expression dañ ko waroon couvrir dans le cadre de la liberté d'expression yaay maam gis nga man dama wax ne keroog bi ñu reyee professeur boobu ñuy wax Samuel Paty waaw Samuel Paty muy moom muy Charlie yëpp mais France amul peine de mort mais ñoom bu fa julli reyee nii dañ koy rey waaw duñ ko teg ci benn léegi noonu la ñuy def dañ koy rey duñ ko teg ci benn duñ ko jàpp léegi comme réew mi amul peine de mort nañ ko jàpp ñu tëj ko kaso ñoom seen loi yi sax respecté wuñ ko rawatina bu jëmee ci côté diine bu dee ñoom entre ñoom seen biir nag mën nañ ko respecté mais bu jëmee ci l'islam dañuy bafouer liberté yépp mais ku na xam ne droit de réponse am na ñoom jàpp nañ suñu yonent caricaturé ko Macron génn na wax na position féete ak ñoom ñun àddina bi yëpp gis ko dégg ko àddina yëpp gis ko kon tam bu jullit yi dajaloo tam wax position nañ leen wane ñoom tamit te moom dafa dem Al Jazeera waaw dem na Al Jazeera ñu jox ko kàddu mu wax lay jéem a victimiser wu jéem a baaxal position am jubbantiwaat yenn yi mais bi ñu defee lii waroon nañ ko wane bay ak tamit wane nañ li nga wax njaboot yenn sallallahu alayhi wasallam dafa ma marqué parce que ay nit ñu ñuul dëkk fii ci Afrique dégguñu sax arab waaw ay pakistanais fële ay ñeneen fële kon loolu ñi am xel war nañ xam ne kon jëmm ji di Muhammad sallallahu alayhi wasallam quand même du lu ñu war a fooyee daal parce que nag loolu nag dara la quand même effectivement koo xam ne boo ko laalee yëngal àddina yëpp man dama wax ne àddina yëpp sax ñoo waroon daje même Nations Unies ci boppam yonent bi ñu def ko bouton rouge ne kenn dootu ko laal parce que koo xam ne boo ko saagaa mbaa nga xas ko mbaa nga ŋàññ ko bakkan dina faatu deret dina tuuru alal dina yàqu France mi ngi renforcer sécurité waaw koo xam ne boo ko laalee yëngal àddina kooku nañu nangu ñëpp ànd ñu protéger ko parce que laal ko mooy yëngal àddina loolu nag yàlla moo ko defal dana ci ñëw de mu nekk jëmm boo xam ne mooy imaamil mursalin tabarkallah d'ailleurs dinañ ñëw ci loolu waaw ñu dem régi ñëwaat bu ko defee ñu dugg nag ci wàll boobu Sara alhamdulilah rabbil alamin kon mi ngi noonu il fallait bien que ñu commencer émission bi ci dellu si actualité bi mooy rassemblement boobu lan moo ko wund ak na mu tëddee ak tamit la fa feeñ te loolu fa feeñ yëpp nag jàngale yonent bi la alayhi salaatu wasalaam kon déjà benn réponse la fa feeñ tamit mooy nii ñee nga xam ni bañ nañ ko couvrir ci li ma jot a constaté lu mel ne waa France 24 day wane ni wax dëgg yàlla kon jeng nañu parce que bu fekkee ni liberté d'expression la ay nit ñëw wax xeexuñu xuloowuñu war nga mën a génnee li ñu wax àddina bi dégg ko xam ne ñii lii lañ wax su ko defee kon te loolu dugguleet ci ñoom gis nga man mi dal na ma ci ñoom France 24 am seen kenn ku jigéen ko ma woo ne ma dafay ñëw Dakar ci benn dossier mais bu mu ñëwee Dakar woowaat ma dama jékki-jékki rek gis ko
muy def entretien bi ak keneen woowaatuma ba fi ñu toll nii xam nga loolu yéeme na waaw ci kuy woote liberté d'expression ak yooyu. c'est-à-dire ñoom dañuy xeex contre l'islam en réalité. c'est-à-dire li ñuy wax ne presse bi dafay def travail am objectivement c'est pas vrai. c'est-à-dire bu dee l'islam moom dañ koy xeex carrément. même boo dee dégg commentaires yi ñu ciy def. ak même débat yi ñu ciy def. normalement dafa war a nekk des débats objectifs scientifiques mais boo leen dégloo da ngay xam ne ñii débat idéologique la ñuy def. dañuy xeex l'islam. gis nga benn exemple boo xam ne bi jamonoy FIS. waaw Front islamique du salut Algérie xam nga nañu daan def pour occidentaux yi bañ l'islam bañ xeex révolution bi xam nañu daan def bu ñu xam nañ ne bu ñu demee ci Madani waaw Abbas Madani bu ñu ko waxee ak moom dana am nu mu leen di waxee noo xam ne lii mën naa convaincre occidentaux yi bu ñu demee ci Achani ce sera la même chose bu ñu demee ci Bel Aïch la même mais dañuy dem ci ku mel ne Mamakar ci mbooloo mi. waaw koo xam ne kii moom yoonam ci ay. jàngul tàng jër mu wax voilà. la place de la femme dans l'islam mu ne jigéen dañ ko war a dafa war a toog ci kër gi. dañ ko war a tëj. dañ ko war a nangam ñu ne voilà lii la l'islam di xalaat ci noonu lañ daan wane waar donc du ñu wone képp kuy wax loo xam ne li lu sensé la lu rationnel lu scientifique. ci l'islam du ñu wane say mbir. waaw dañ koy nëbb. mais bu fekkee ne kuy wax la loo xam ne mën naa scandaliser. bu boobu loolu la ñuy wane. ah voilà c'est un illuminé yi nga xam ne voilà bu ko def ñu ne leen. voilà ah tabaraka te loolu c'est pas. moo tax l'islam war a am kilifa. du ku nekk moo war a waxal l'islam. non ah tabarakallah Imam Ababacar Sylla léegi kon ñoom ñu ngi jéem a diingat Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di def ay nataal di wax ne gis ngeen kii nii moom moo indi problème mu addina bi yëpp. ndax moom moo jàngal wala mbooloo yi ngeen di gis ñuy yàq ci àddina bi nangam ak nangam moom lañ topp. mais kon léegi ñun jullit yi ñun ñu jël léegi sunu responsabilité contribuer ci émission tey bi jàmbar ci diine gën a xamle kan mooy Yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam donte ñoom li ñu def merloo nañu lool. waaye terewul léegi mer boobu dañ koy téye nag léegi pour mën a feeñal. voilà ci képp koo xam ni dëgg ngay wut ñu jéem la jox ci cadre émission bi du fi xaj mais au moins ñu jéem la wan xamal la kan mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ci wàll boobu Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mooy kan parce que Renan dafa wax ci benn bind bu am solo sax dafa wax ne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam c'est le seul prophète qui est sous les pleins feux de l'histoire mu ne moom rek mooy yonent boo xam ni histoire mën na ko topp ca tàmbaleem ba nu mu génnee àdduna moom kese te muy dëgg parce que bu dul moom beneen yonent boo wax fu mu juddoo sax problème la fan la faatu problème la nangam ak nangam loolu ko nekk lu yéeme kon te loolu tam foog na am na lu muy feeñal waaw léegi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi lan nga ñu mën a indil ci moom Muhammad la tudd sallallahu alayhi wasallam mais Muhammad ibn Abdillah la ci ban askan la bokk ci wàllu bachariya est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wasallam boobu dafa jékki-jékki rek nekk yonent wala est-ce que am na ñu ngi ko doon xaar wala est-ce que am na ay tegtal ci téere yi fi nekkoon yu doon wax ne am na ko war a ñëw te ba mu ñëwee fekk tegtal yi moom la loo ñu mën a indil ci wàllu boobu. jërëjëf yaay maam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam turam dëggantaan mi ngi tudd Muhammad mën nañu wax ne famille bi mu bokk moo fa njëkk a tudd Muhammad mësul woon am ci famille maa ngi ko doon bëgg a laaj ok amul benn maam wala baayam wala lu bokk ci famille wam ko tudd Muhammad keroog bi ko maam ji tuddee Muhammad mooy Abdou Moutalib keroog bi mu ne Muhammad Quraysh yëpp dañu jaaxle ñëw ne ko luy loolu kuy Muhammad kii amul baay amul maam bu tudd Muhammad luy loolu mu ne tur bi li muy signifié mooy koo xam ne asamaan sant nañu ko maanaam yàlla sant na ko suuf sant na ko dama bëgg njaboot bii nekk koo xam ne àddina yëpp dinañ ko sant asamaan dina ko sant mooy Muhammad mais imam mais kon loolu mais loolu kon yàlla moo ko effectivement moo ko jàllale ci moom parce que xel boobu min ba'di ma xad xalaa waawun yuqaalu laha ha anti xumilti badran sayyidal umami ida wadaatihi samihi muhammadan al amraktumi ay kitmaanin fa taxtanimi Cheikh Hadj Malick way ne ci xilaas nee na soxna Amina bi mu ëmbee yonent bi ba am 6 mois dafa am benn haatif bu wax ak moom
te ci yàlla la jógee ne ko yaa ngi ëmm sangu mbindeef yi soo imbee boo amee doom na nga ko tuddee Muhammad ay mbiram na nga ko nëbb nag discrètement dente yeneen ulamaaw siire yi nee nan noonu la ñu ko waxee Abdou Moutalib ne ko soxna Amina bu doomam juddoo na nga ko tuddee Muhammad te ñoom xamuñu woon Muhammad kon kay tur bi jógewul ci àddina ci yàlla la jógee directement ay ba ci yonent yàlla Isa wax na ko ci aaya bi bu wax bi wax ne waaw ismu Ahmad waaw ismu Ahmad wallaahi donc loolu effectivement kon turam daal mu ngi kon turam mi ngi noonu maamam tuddee ko loolu mais muy tur bu sell bu jógee ci yàlla bi nga xamee ne juddu na soxna Amina jur ko di yaayam Baye Abdullahi mooy waajuram wu góor mi ngi bokk ci famille bi gën a tedd ci arab yi muy famille Quraysh famille la boo xam ne mënoon nañ ko topp tey gis nga li nga wax léegi yonent li ko yàlla defal ñu bëri ci ñun koo fi limloo juróom-ñaari maamam mu jafe ci moom yonent bi mën nga lim ba ñaar fukki maamam ak ñaar Muhammad ibn Abdullah Shaybata Hashim Abdi Manaf Qusay Kilaab Murrata Kaab Luway Ghalib Fihri Malik Nadri Kinaanata Qusaymata Mudrikata Ilyas Nizar Maat Adnaan te sax moom moo ñu yemloo foofu moo ne kuy lim ay maam bul passé Adnaan ndax géeru buxtu nasar bi amoon ci jamono yooyu ak niñ faagaagalee nit ñeeg njaxas yeeg njaaloo yi amoon ak yooyu mën nga limaale maamam boo xam ne bokk ci te di nga ko takkal kon yàlla càllale bu leer la kon effectivement càllale bu set la am yàlla wane ne moom léppam mën nañ ko xam zahiran fii ci àddina juddu bu rafet nee na amul maam bu mas a judd ci lu dul yoon amul baay bu mas a judd ci lu dul yoon kon moom ku sell la min xiiratin karamin lil xiiratil karamin maanaam yàlla daf ko tànnal ay baay yu tedd ay yaay yu tedd soxna Amina itam ku ne xam ne Madina la bokk ñoom ay waa Madina lañ Yasrib la tuddoon bokkoon ci famille yi gën a sell moom tamit aminatan naqiyat an saairi tuhami loolu lañ ko daan tàggee amin la woon koo xam ne moom it turam sax boo ko tëggee siixatul mubaalaxa da lay jox mooy ku ñu wóolu soxna Amina set wicc ci lépp lu ñuy tuumaalee jigéen kooku moo jur sunu sang bu tedd bi ki ko yar itam Abdou Moutalib sang la woon ci Makka ñépp ko xam jiiñ nañ ko sax ne waliyu la lu ne waxal nañ ko kon ndax mbaax mu yaroo seen biir nag yaroo seen biir yaru bu yéeme boo xam ne Muhammadul Amin waa Makka ñoo ko tuddee te nekkagul yonent nekk xale bu jub bu sell bu yiw bu dal bu yaru ba Makka yëg ci moom yiw ak dal ak yaru ba ku ko gis rek da nga koy sopp dem na ba bi muy am ñaar fukki at lu waay di dénkaane moom nga koy dénk parce que moom la ñu gis ci Makka boo jëloon sa 5000 francs fas ko ci morso bu xonq dénku ko soo ñëwaatee noonu la koy delloo ci morso bu xonq bi ci ko am ñaar fukki at ci ko am ñaar fukki nga xam ne da ngay am ambition voilà bëgg yu bari daal lool te liggéeyoo mën a dugg génn def lu bare ba waa Makka dajaloo tuddee ko al amin c'est-à-dire Muhammad mi ñu wóolu ku bëgg sa ndénkaane ñoŋ demal nga dénk ko yenent ba li muy gàddaay di génn Makka mi ngi yor ay ndénkaane jàmbur yoo xam ne ñi ko dénk bokk nañ ci ñi koy xeex te bu ñu jaaxlee alal duñ bëgg mu ñoŋ moom lañ koy dénk waaye bu ñuy réñoo ci suuf ñoom ñu dem bokk ci lu koy faagaagal kon moom dafa nekk koo xamante ne dafa yaru ci Makka ñu xamee ci moom waxkatu dëgg mësul wax lu dul dëgg xamuñ ci moom jaamu xërëm naan sàngara njaaloo lépp luy jëf ji ñaaw kenn mësu ko ci gis même yu xumb bu amoon foofu sax yu xumbaay yi amu ci daawu ci dem ñu naw ko ci loolu yàlla def mu yaroo noonu ci seen biir ba keroog mu am nag ñeent fukki at yàlla feeñal ci moom lii nuy bëgg a wax yàlla yónni ci moom Jibrilul Amin ak mët gi yàlla def ci moom taar bi yiw gi ak lépp jikko yu rafet yi yàlla wàcce alquran ci moom imam Ababacar Sylla balaa ñuy xóotal foofu lan moo lëkkale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yonent yàlla Ismaïl ak yonent yàlla Ibrahim ci seen askan la bokk wala moom arab la Ismaïl arab la woon Muhammad Ibrahima arab la woon wala nooy lijjante loolu noo koy teqale kay moom surtout yonent yàlla Ibrahima la ndax maam Ismaïla alayhi salaam mooy maamu yonent yàlla Muhammad ndax maam Ibrahim moom
abraniya la mais dafa ñëw Màkka ñu may ko soxna muy soxna Hajara mu am ak moom yonent yàlla Ismaïla moomu moom moo takk soxna ci arab yi parce que moom moo des Màkka. Hajara waa Misr la. waa Misra. égyptienne la. dafa ñëw Màkka effectivement. waaw Hajara la yonent yàlla Ibrahim. jëlee Misra. indi ko suufu Màkka. ne ko dama la indi fii ci ndigalu yàlla. ne naa la fi bàyyi. bi mu ko fa bàyyee ba yonent yàlla Ismaïla màgg nag kooku moo jaxasoog waa Màkka. kooku mooy maamu yonent bi kon. yonent yàlla Muhammad surtout maam Ibrahima la boo xam ne. maam Ismaïla alayhi salaam. moo ko meññ parce que moo dugg ci arab yi. d'accord takk ci arab yi mu nekk surtout yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam. d'accord kon loolu moo tax. moom sax tuddee na yonent yàlla Ibrahima doom. doom ji mu am ak soxna Maria. saxaaba yi dañu xëy rek mu julli suba ba pare informé leen ne leen seen yaay Maria am na doom bi. tuddee naa ko seen maam Ibrahima alayhi salaam. parce que maamam la. kon moom surtout yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam. ba tey muy wanewaat ne moom ci deret bu sell la bokk ba léegi. ndax maamam yonent la maamam yonent la muy Ismaïla ak Ibrahima alayhi salaam. bi nga xamee ne yàlla def na ci moom cellaange googu mu wane ko ci Makka ci njub ci mbaax ci yiw d'ailleurs looloo ko booleeg sax soxna Khadija. parce que Khadija bu doon tey jii mën nga ne multimilliardaire la woon. Khadija alalam génnoon na sax Màkk. Khadija da nga daan ñëw ba ay Xabasha Éthiopie yi Afrique. da nga daan ñëw di fa fekk alalam ay boutiques yu mu fa ubbi woon ay gëléemam. Khadija dem na ba alalam kenn mënu ko woon a lim. fu ne Misra Cham Yaman ardu Hijaz yëpp yee am na fay boutique yee am na fay gëléem fële am na fay nag dem ba gérer woon alalam dafa nekkoon jafe-jafe. nit ñi di jëfandiku ci alalam n'importe quoi mujj gi mënatu ko sax régler. keroog bi ko yàlla booleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi mu doon njort ci moom parce que moom it am na lu ko yàlla wonoon. ndax moom it jigéen bu sell la. am ay gént sax yu ko daan dikkal mu daan ko laaj frère am bi Warxata. di ko wax naan ko damay gént di gis weer muy daanu sama tànk. mu naan ko di nga mës a sëy ak ki gën ci li yàlla bind. yooyu da ko doon xaar. moo tax bi mu gisee mandarga yi ci yonent bi même moom dafa ñaaw njort ne maa ngi ragal ne kii moo nekk ki ma daan gént. looloo tax sax moom mu proposé ko sëy parce que yi mu daan gis da ko doon seet di ko gis ci yonent bi te looloo taxoon mu boole kook Maysarata ne ko toppal ma kii. parce que doon na càmbaraat jikko yi muy wax ak li mu doon gis ndax mi ngi ci jëmm ji. Maysara topp ko ba gis ne effectivement kii li muy gis ci moom gisu ko ci nit. voilà loolu feeñoon na ci moom ba mu gis jëmmam ju sell ji moo tax ñi koy jéem a caricature dañu war a noppalu. Maysara nee na diiran li mu topp yonent bi mësul gis weñ dal ci kawam. mësul gis takk ndeeram. mësul gis muy gestu di tëfli. wala muy def jëf ju doyadi. mët googu mu doon gis bi mu ñëwee ba nettali ko soxna Khadija ci leen jëmm ji laa doon seet. voilà ci la yàlla def seen. relation mu dénk ko lu bari ci wàllu commerce bi mu doon def. yonent def ci liggéey boo xam ne soxna Khadija nee na ñi mu mës a liggéeyal amul ku ko mës a liggéeyal liggéey bu setee noonu bu sellee noonu bu wóoree noonu bu baree noonu bénéfice looloo tax sax mu sàkku ne dafa bëgg mu nekk borom këram. parce que xam na ne moo koy ñoŋal. ndax njub gi ne ci moom ak dëggu bi nekk ci moom ak maandute gi nekk ci moom. noonu la yàlla def ba boole leen ñu sëy ñoom ñaar soxna Khadija xawoon na mage. ñeent fukki at waaye gis nga ci mbaaxu yàlla ak yéeneem bu sell. am na ak moom juróom benni doom. ndax yéene bu sell mën nga wax ne lépp luy sëtu yonent sax tey di dund ci àddina. ñëpp ci njabootu soxna Khadija lañ génnee. waaw parce que njabootam yu jigéen yi ñoo mujj am doom. ñoo fi nekk kon yonent bi boo seetee jaar-jaaram nit mën na ko nettali ba mu jeex. te lépp a sell. lépp yiw moo tax bi nubuwoo bi ñëwee wàcc ci moom. ñu bëri bettu leen. ñeneen ñi mu menacé ba ñu am ci nag ñoom dañu am lu leen naqari parce que dañuy yëg ne dañuy perdre pouvoir. dañuy yëg ne seen intérêt bi leen nit ñi daan toppee. te jubuñu ñu def leen kilifa. te matuñu kilifa jubuñu parce que dañu ëpp nit ñi doole rek toog seen kaw. mais yilifu ñu leen jikko. ay moyens la ñu leen yilifee ak sama maam moo fi nekkoon dem moo fi nekkaat. par rapport kii nag dafa ñëw moom yilifee leen jikko. innama bu'ithtu li utammima makaarimal axlaq. man yàlla daf ma yabal ma ñëw pour mottali tedd ngay jikko yi. kon mooy wane ne am na lu ko fi jiitu woon. ci ay jikko mais nekk nañ ci crise des valeurs boo xam ne. foog yàlla indi ku ñëw nag dajalewaat yëpp. tabaxaat ay nit yu bees te
te loolu dinañ ci ñëw keroog bi Jaafar demee fële ci Najaashi yi wax na fa benn discours boo xam ne discours boobu l'islam daf ko waroon tabax ci àddina tasaare ko ba ñu gis liggéeyu yonent bi lan la dëgg-dëgg incha allah su doon woon ak temps bi ma ñëwaat ci waaye mën naa bàyyi ba ñëwaat waaw ba ñu ñëwaat mën naa la jox nga eggali tamit ci benn tomb mooy est-ce que am na ay téere yi jiitu alquran yoo xam ni wax nañu ne am na ku war a ñëw te ba mu ñëwee tam tegtal ya ci nekk wane na ni kii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la est-ce que loolu tam am nañ ci ay référence waaw alladina aataynahum alkitaba yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum sunu borom nee na ñi ma jox téere waa injil waa tawraat waa zabuur téere yi jiitu woon dama leen a jàngal yonent bi ba ñu xam ko comme ni ñu xamee seeni waajur alladina aataynahum alkitaba yaarifuunahu hu boobu damir boobu ci yonent bi la dellu ci yonent bi la dollu yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum aw abaahum afwan kama yaarifuuna abaahum dañu leen a jàngal yonent bi ci seeni téere ñu xam biiram xam bitiwam xam juddoom melokaan yi jikko yi ba waxtu wi muy ñëw ak yépp xam ko ba xam sax ni nu xamee seeni waajur daanañ dem ba di leen wax karaw gi ni mu mel ak couleur bi mu war a am ak taay bi ni muy toll ak ba mu leer la ku doxoon dajeeg yonent bi da ngay xam ni kii laa doon jàng ci téere bi. est-ce que image am yëpp dañ leen ko daan wax ci seen téere lay amul ñoom xamoon nañ ko après nag yuharrifuuna al kalima an mawaadiihi bi ñu demee ba gis ne waa ji ñëw na du yahut te ñoom jàpp nañ ni ñoo gën ci lu yàlla bind waaw ñu gis ne arab la te xeetu arab ñoom taxul woon ñu naw ko noonu parce que jànguñu woon arab xamuñu woon jàng inna tilawata qad baqat wa qad zaharat walil hirawata wa ilal fursi wa saami yabuñu woon jàng xamuñu woon bind xawoon dellu ginnaaw torop ci ni àddina di doxee ñu xeeb leen ñu gis yonent feeñ na foofu ñu commencé di changer téere yi buñ ne woon taay bu diggu doomu lay am ñu ne day gàtt buñ ne karaw gi day rafet ñu ne karaw gi day baramu pour bañ mu tolloo moom daal di modifier waat kàddu yi loolu tax na sax ñu réeral ñu bare mais mboolem téere yi jiitu yonent yi dañu daan jàngale yonent bi ñu xam ko am na sax benn woykat bu koy naan fa kullu nabiyyun jaa yubashiru qawmahu bi annaka taati xaatiman bi nubuwati mu ne amul benn yonent bu mës a ñëw bay dem lu dul balaa muy dem dina wax ne maa ngi leen di bégal ne dana am ku gën ci li yàlla bind nekk xaatimi nabiina dina mës a ñëw d'ailleurs looloo waral sax alquran indi déclaration wu yonent yàlla isa yaati min baadi ismuhu ahmadu ki nii xaar dana ñëw sama ginnaaw bu ñëwee da ngeen ko gëm mi ngi war a tudd ahmad ba joxe tur bi voilà ba joxe turam ne ahmad lay tudd te kon xam ne ne loolu tur yonent yàlla muhammad la même waa asamaan sax ne ahmad lañ koy wooye muhammadun ahmadun maahi wa haashir yëpp ci turam yi la bokk sallallahu alayhi wa sallam kon téere yu njëkk ya bu ñu bàyyi woon kenn soppiwul dafa mel ne sax am na lu alquran wax sax ci ne ci tawraat ak injil tamit man wax nañ ko fa ci dikk bi mu dikk moom yeneen waaw ci ne nu mu tuddati annabi al ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawraat wal injil waaw fi tawraat wala injil gis nga kon te tawraat ci yonent yàlla Moussa la effectivement tawraat ci téere yonent yàlla Moussa yi la bokk injil moo bokk ci téere yonent yàlla Isa kon ma nga fa woon tegtalam ma nga fa woon borom ne maa ngi leen bindal foofu ay tegtalam yoo xam ne dafay tax bu ñëwee rek ñu xam ni kii la yàlla yónni mais malheureusement ay intérêt ak bëgg àddina tax na ak yaakaar ne ñi ngi perdre pouvoir bi ñu amoon ak taalibe yi leen wóoroon tax ñu commencé nag di KGG bi di ko yàq ñi di walbati baat yi ñeneen ñi ci des xam nañ ko mais dañuy jéem a ŋàññ affaire bi pour gars yi ni ñu koy defee nii rek ñoom xam nañ ne l'islam mooy dëgg tubaab yi xam nañu ko de xam nañ ne mooy dëgg procès de société la boo xam ne bu ñëwee mu baax mais seen problème mooy kon ñoom dañuy échec parce que xam nañ ni durant li ñu yore àddina bi yépp ci njubadi la ñu taxaw message bu leer bi bu ñëwee ba génn nit ñi ñëpp dinañ ndekk dëgg baa ngi tax ñu commencé nag di jéem a caricaturer ak di walbati di yàq ay image di walbati njàng mi di soppi ay di jël ay nit yu déggul diine teg leen ci seen plateau yi pour ñu indi beneen l'islam bu nit ñi xamul woon yooyu mooy cosaan bi te moo dellu si waat nii tabaarakallah
Momar Kane dama bëggoon bi ñu dégloo imam Babacar Sylla nga li mu xamle ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te tuuti la ci parce que dimension yëpp du xaj ci émission bi mais déjà kon ñu ngi wane ni kii benn jëmm la boo xam ni fooyee ko moom xëy na ñàkk xam la war a doon daal mais dafa mel ne Momar en Occident ñoom kon xam nga sànq wax nga tuuti depuis seen histoire ak diine surtout France église ak état na mu demee woon ñu mujj xaabaabal ba fi mu nekk nii ñoom diine ci boppam sax mooy seen problème mais est-ce que mën nañu ñëwaatal kon tey ji Occident lu tax mu am fa ay courants yoo xam ni actuellement islam ci boppam daf leen gêner mais rawatina Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam est-ce que ñoom xam nañ ko est-ce que ci biir histoire occidentale seeni borom xam-xam gëstu nañ mbiru Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ña ko ci jotu gëstu est-ce que lu ñaaw rek lañ wax ci moom wala est-ce que amul nam ay benn gëstukat ci Occident même en France yoo xam ni gëstu nañ ko ba pare wax ci lu rafet te loolu ñu bañ koo siiwal. si xam nga loolu xam nga même ci discours bi ñu doon déclaration bi ñu doon def dañu wax ne actuellement société occidentale d'ailleurs on ne peut même plus parler de société occidentale xam nga société li koy caractériser mooy li lien social mooy lien social mooy li dox li jëflante nit ñi waaw jëflante nit ñi li lié nit ñi nga xam ne bi ci ëpp solo mooy le lien familial mais am na benn gëstukatu tubaab bu tudd bu wax ne amatuñu société mu ngi tuddee société occidentale mu ngi tudd la foule solitaire la leen tuddee la foule solitaire foule mooy ñoo xam ne ñi mën nañu dajaloo mbooloo mais amuñu benn lien mbooloo mu wéet waaw Reisman a écrit la foule solitaire pour montrer ne lien social amatul foofu on ne peut plus parler de société en Occident en réalité alors le problème c'est que yàlla ni mu bindee doomu aadama daf ko mooñaaleeg ngëm doomu aadama il faut que mu gëm c'est-à-dire dafay am li tubaab di soif spirituelle soif daf koy am dafay mar bi ngay mar diine la waaw parce que dafay am les questions existentielles mooy fu ma jógee ku ma bind est-ce que yàlla am na ab kuy bind am na boo dee ba pare est-ce que loolu mooy les questions existentielles te questions existentielles yooyu il faut doomu aadama parce que yàlla jox na ko xel il faut mu répondre ci loolu moo indi d'ailleurs en anthropologie amul fenn benn société bu ma sam benn groupement humain bu ma sam je veux dire depuis la préhistoire ba tey te amuñu diine waaw maintenant diine ji mooy léeg-léeg lu leen jommal rek la ñuy jël def ko yàlla léeg-léeg bu fekkee ne jant bi moo leen jaaxal ñu ne jant bi mooy yàlla bu fekkee ne ab rab la ñu ne rab bi mooy yàlla léeg-léeg ñu ne léeg-léeg ñu dem ne diw mooy yàlla parce que mënuñoo bañ a répondre ci loolu besoin de sens boobu mënut a ñàkk waaye nag ci yàlla ci mbaaxam. gëm ne am na lu tiim nit. voilà yàlla rek jël ko un créateur. boo xam ne bi moom moo bind nit moo bind àddina et cetera donc loolu besoin la boo xam ne besoin fondamental léegi nag soit nga gëm sa xel moom moo lay wutal benn yàlla ci environnement bi nga nekk. wala yàlla ci boppam. wax yu la wax la kan mooy yàlla loolu nag mooy les religions révélées alors léegi julli occidentaux yi amatuñu réponse question de sens amatuñu ko macro idéologie yi nga xam ne ci lañ doon jafandu ay marxisme ak ay libéralisme ak ay socialisme ak ay nationalisme loolu mënut a faj soif spirituelle bu ñu am moo tax l'islam aujourd'hui am succès ci ñoom maanaam ku ci déglu islam tuuti rek da ngay daal di tuub loolu la ñu appétence idéologique et spirituelle loolu moo tax succès bi fulgurant bi nga xam ne moom l'islam di am tey ci am doguma la mais xam nga li nga wax noonu effectivement boo xoolee seen i mbir xam nga kon ñoom tamit effectivement am na ay jamono nag christianisme am fa doole même boo jëlee France la fille est née de l'église kon mooy wane ni kon amoon na fa doole église am fa doole comme ni nga ko waxee sànq mu am nu ñu doon doxalee ba tubaab bi mujj gedd mbiru église xaabaabal nag ba geddaale diine yàlla ci boppam léegi nag mais comme ni nga ko waxee su ma comprendre mais comme yëg-yëgu diine boobu day am ci nit léegi kon l'islam bi di ñëw nag léegi moo tax léegi ñoom
am si ñoom ñoo xam ni ñu ci intéressé wu. Oui. daal ne mën na am bii moom diine dëgg la. Mais loolu- mais am ñeneen nag ñu bëgg a dox seen diggante peut-être ak loolu. mais loolu c'est-à-dire waaw effectivement loolu mooy problème c'est-à-dire fi mu nekk nii c'est boo demee France tey mais da ngay wax ne man est réew kii laa nekk tubaab laa nekk wala réew jullit laa nekk. ndax l'islam bi dafa feeñ. loolu ay pare ay Londres ak yooyu. voilà Éric Zemmour loolu lay wax ak ñeneen. ñoo Voilà. xam ne dañuy wax ne mais ñun vraiment léegi yoretuñ société musulmane lañ yore parce que léegi l'islam bi est partout et cetera donc loolu mais loolu li koy def mooy. la théorie du grand remplacement. waaw ça voilà c'est ça exactement là du grand remplacement exactement. seen benn borom xam bu ne dañ leen nar a remplacer ak mais li l'islam. ko indi mooy gis nga am na man bi ma nekkee fële au Canada ci université Laval on avait benn association des étudiants musulmans de l'université Laval. Il y avait des Maghrébins. Il y avait des Égyptiens. Nationalité yëpp. mais dañu lay wax ne ñoom bi ñu nekkee seen réew. maanaam l'islam kiiwu leen noonu trop. waaw bi ñu ñëwee nag Europe Occident ba gis ni ñuy dundee la ñuy door a xam valeur lu ñu yore woon. xam nga la donc immigration ba fa nekk actuellement dara ci nu tubaab yi dafa intéressé wu leen. dañu bëgg vivre seen l'islam foofu. loolu mooy première. alors que bu njëkk boo fa demee da ngay jëm a mel na ñoom. te yow yaa ngi doon wax sànq ne France lay gën a créer le problème parce que ñoom assimilation lañ bëgg. waaw exactement. bon deuxième chose bi. mooy ñoom seeni doom ci seen bopp. comme ni ma la waxee rek xiif bi ñu xiif yàlla. tax na actuellement l'islam dañuy déglu l'islam. te ku ci déglu l'islam rek dugg. dafa am par exemple léegi am nañu problème ci prison yi. par exemple dañuy jàpp benn jullit boo xam ne bi dañu jàpp ne kii dafa radicalisé wu. te radicalisé moo ci ñoom mooy lan mooy ngay julli juróom di dem jàkka di woor maanaam di respecter sa diine loolu mooy radicalisé boo ko defee ñu fiche la léegi nag bu ñu demee ba wutal la bu wut benn lay jàpp la bu ñu la dugalee ci prison ña ngay fekk ci prison ba da nga leen di tuubal moo tax léegi ñoo am problème xamatuñu ni ñuy def seen prisonniers yi parce que mënuñu leen booleeg tubaab bi parce que dañ leen di tuubal dogguma la Marie Le Pen. waaw wax na sax fan yi dégg naa ko mu ne nañ aménager ay lieux spéciaux yu ñuy def. waaw isolé waaw jullit yooyu pour bañ ñu jege sax. yeneen prisonniers yi pour ñu dajeeg ñoom parce que bu ñu dajeeg ñoom tuubal leen. loolu mooy seen problème. donc ñoom am nañu problème man dama leen di wax ne l'islam li mu demandé c'est très simple. l'ikraha fi diine bi alxuraan wax la. mooy ñoom comme dañu démocratie la. marxisme ñi ne gëmuñu yàlla may nañ leen ñu woote ak wut nguur gi ñi ne gëm nañu yàlla waaye na yem ci nem ci jullikaay yi may nañ leen ñu woote waaye ñi ne xam ne léegi yàlla la ñu gëm te yàlla moo war a àtte ñooñu itam dañ leen war a bàyyi rek léegi problème bi xuloo ak xeex amu ci woote la ku nekk am nga sa projet de société nañu bàyyi l'islam mook projet de société muy woote comme les autres ci jàmm loolu nag mënuñu ko parce que xam nañ ne bu ñu ko defee l'islam wat mais te pourtant soo jëlee yenn pays européens yi par exemple Allemagne parti bi yore nguur gi actuellement c'est un parti démocrate chrétien donc ñoom ñu ngi jéem a lëkkale christianisme ak seen woote politique loolu mën nañ ko nangul yeneen diina yi mais l'islam mënuñ ko nangul moom parce que l'islam moom bu ñu ko ci boolee moom li ñu wax lamb nu ko xam nu ko wolof di waxeeti lamb la boo xam ne moom il est hors compétition daal l'islam hors compétition boo ko ci boolee amul mappandoo am na benn korité bu koor boo xam ne bi dañu interroger benn famille boo xam ne bi dañu tuub mu laaj leen nu ñu tuubee ñu ne seen benn doom moo doon dawal vélo ba ñëw ci mosquée de Paris vélo bi panne mu dugg ci mosquée bi di wut ko jàppale nee na bi mu duggee jaww jim ci fekk xaw ko jaaxal jaww maanaam calme ba fa nekk tranquillité spiritualité ba fa nekk loolu jàpp ko nee na ba mu gis fa ña fa nekk di animé mu am ci ko mu gis laaj ko ni ko fii lan la mu ne ko fii mosquée la mu ne ko lan mooy mosquée mu expliqué ko nee na ñu nekk ci loolu ba xale bi ne daal moom day dellu siwaat ne leen dafay ñëw pour tuub nekk jullit dem wax ko ay waajuram waajur yi ne
day xale la rek day kii rek dafa kii rek nañ ko bàyyi xam naa bu ca kanam it mu génn ci. nee nañu mais xale bi continuer di respecter julli. yore tàppem ci néegam di julli léegi benn bis mu génn bàyyi bi dugg ci néeg bi ne waaw mais kii moom lal li muy lal rek di julli rek di def di sukk ko siggee ko nangam lan moo ci nekk ci pour parce que ñoom yaakaaroon nañu xale bi du ci yàgg. waa ji ne daal xaaral ma seet daal di sujjóot. nee na fi mu sujjóotee nee na mu mel ne dafa am benn force bu ko téye. waaw nee na mu bëgg sigg amul mënut a siggi mu mel ne dafa am lu ko dugg leer gu ko dugg. est-ce que waaw nee na mu jóge ci nag ne jabar ji xale bii li mu dugg du caaxaan. li mu dugg du caaxaan man li ma yëg ci bi ma sujjóotee li ma yëg musuma ko yëg ci sama dugg. ñu mujj tuub ñoom ñëpp ñu tuub. alors loolu yooyu dogguma la mais gis nga loolu ngay wax noonu am na benn kii tamit benn documentaire ma doon suivre temps boobu maa ngi woon Maroc benn benn femme belge bu tuub mais moom tamit tuubam mi ngi jaar ci dafa toog di seetaan ni ñu wane kaaba gi ñuy julli donc sàppe yi ak rukku yi ak sujjóot yi bi ñëpp sujjóotee noonu mu xool ko nee na mu jóg taxaw daal ni lii lan la ñu ne ko julli di ñoo sujjóot nii ci kaaba gi nii mu ne lii du ay caaxaan loolu la gëstu moom tam mu tuub noonu la sax mais docteur Momar waaw léegi ñëwal ma ci waaw kon Occident waaw mais xanaa amoon nañu ay gëstukat xam nga am na ay temps lépp lu jëm ci gëstu xam-xam mais xanaa mënuñoo ñàkk dajeek ay bind ci Yonent bi sallam ñoom Mahomet lañ koy wax les Mahométans lu ne dañ koy wax mais quand même ñi ko doon gëstu ñoom lan la ñu gis am na gis nga am na ñu bari par exemple George Bernard Shaw waaw dafay wax ne jamono bii àddina bi ñu nekk nii ak ni mu compliqué ak ni mu jaxasoo ak ni mu bëri crise bu yonent bi Seydina Mohamed dellu si woon da koy réglé loolu bindu Bernard Shaw moo ko bind waaw da koy réglé ne fi àddina bi toll bu yonent bi dellu si woon day réglé problème àddina yi donc wax na loolu bon Voltaire bi na Voltaire faisait part des Lumières mais bind na benn ci Seydina Mohamed bind na ci envergure am wane ne ku mel ne moom xamu ko ci histoire Voltaire bind na loolu d'ailleurs même Napoléon il s'est inspiré de ça Napoléon am na ñu bari ñu xam ne tuub na parce que bi mu demee exil bi mu mujjee fële Sainte Hélène waaw en fële xaw ma Hélène la tuuti fi mu ko exilé woon foog nga xam ne presque fa la dee mais moom li mu wax ci yonent bi jullit waxul lu ko ëpp wax na ne moom du tëkkale mukk yonante bi ak keneen wala l'islam ak leneen. foog naa Lamartine sax tam wax na ci dara. non Lamartine moom dafa daanu leer. dafa daanu leer c'est-à-dire man je lis beaucoup. danaa lire tout ce qui a été écrit par ces gens des Lumières ay mais kii bi mu bind apologie bu mu def ci yonante bi. man dama bëggoon ko sa mokkal. tellement c'est bien dit. te am na bind da ngay xam bind kii góorgóorlu bind ak ki ñu inspiré. Lamartine loolu mu bind ci yonent bi. dafa inspiré c'est inspiré. man dama daan wax suma doom yi ku ci mokkal ma may la xaalis dama leen daan jox xaalis pour ñu mokkal waxu Lamartine. tellement li mu wax ci yonent bi mën nga lire beaucoup ay historiographe ay ñuy def siira même ci jullit ñi mais li Lamartine wax yonent bi kenn waxu ko. il paraît même Victor Hugo wax na ci. Victor Hugo wax na ci. Goethe. waaw l'allemand Goethe wax na ci. Michel Hart. waaw Michel Hart bi nga xam ne moo doon def les 100 personnes les 100 personnalités. les plus grandes personnalités du monde. Première personnalité yonent bi la def. Première personnalité yonent bi alors pourquoi mu def ko parce que moom mooy ki nga xam ne mooy le seul boo xam ne ci àddina kii. moo réaliser li mu réaliser ci diine. réaliser ko ci politique. réaliser ko diine ak politique te xam nga àddina bi soit nga feeñ ci diine. wala nga feeñ ci politique. parce que ñaar yi dañu tàqale. mais yonent bi rek moo boole diine ak politique bu ci nekk mu réaliser ko. réalisation bi nga xam ne moom la yonent def ci diine. mooy wane yàlla. wane yàlla. ca mu nekkee unique. ma li ma bëgg wax monothéisme pur. boo xam ne bi yàlla dara raxu ko. ñuy jox ko lépp loo xam ne li moom mooy. tawxiid bu set wecc. tawxiid bu set wecc. yonent moo ko jàngale. ba pare xoolal na nga xool bu baax de xoolal yonent yëpp
li ci yonent bi li mu ci am renommé ci renommé beneen yonent amu ko adduna bi boo demoon Inde tey wala nga dem Bangladesh wala nga dem Pakistan wala même Sénégal gi suñu Sénégal gi foo dem ci réew jullit ñi fi ñu teg yonent bi kenn xamu ko. Imaam xanaa loolu day dugg ci warafana laka zikrak. waaw warafana laka zikrak. kon loolu kon feeñ na ci histoire loolu. mais fonk buñ ko fonk. taxul ñu jaawale ko yàlla. loolu lu doy waar la. xam nga dañu mas dem dañu di aji ñu dem ñu jaar Médine xam nga ne Médine la ñuy jaar très souvent bala ñuy dem Màkka sama ma ne waaw ma ne yonent bi ci njàngalem tawhiidam xam nga ci Onayn def naa ci Onayn la woon bi ansaar yi bi ñu waxee ne bi yonent bi séddalee butin bi bi mu ko séddalee xam nga dégg waa ansaar yi dañu xaw a mer tuuti daal parce que dañu wax mu jox doxandeem ñii doog a ñëw mu jox ñii te ñu kon yonent bi ne leen man li ma leen di jox moo gën parce que man ci yéen laay nekk xam nga ñu suul yonent mag xoolal yonent bu ñu ko suuloon mag mu am jaxaso digganteem ak borom bi dama bëgg wax mooy nit ñi daañu ko bàyyi xel peut-être bàyyi borom bi mais makk ba fay dugg labbayka allahumma labbayka loolu tax yonent bi des Médine pour woon la jàngale tawhid itam ni mu sete kooku yonent bi rek moo ko def donc ci diine lim ci réussir kenn réussir ko tuub bi am na waaye xoolal depuis 14 siècles la ngi nii c'est très rare exceptionnel nga gis ko xam ne ki dugg nga ci diine ji génnaat ci man ngaa nekk jullit bu bon jullit bu ñàkk solo mais jullit génn ci diine ji doo ko gis mais kon léegi docteur Momar alors man li ma xaw a jaaxal mooy loolu nga indi ci ay seede yu rafet mais kon ay Charlie Hebdo ak ñiy def nataal yi kon parti pris la quoi mais lu tax par exemple yii nii parce que dama ne au moins li jaadu woon bu fekkee rek da nga bëgg ne man damay wax li ma neex mais nga équilibré maanaam nga indi waxu gët teg waxu Lamartine ba pare indi sa caricature na ba pare nga bàyyi nit ñi ñu seet mais kon parti pris boobu nag bëgg rek wane loo xam ni ku ko gis da nga naan kii de barbare la moo tax ay dof ñoo ko topp loolu parti pris boobu mais lan mooy problème bi. mais xam nga àddina bi loo ci mën a dégg rapport de force la bataille idéologique la noonu la ko Malik Benn bi tudde woon la bataille idéologique loolu moo am c'est-à-dire moo xam ci diine nga nekk moo xam da nga am sa philosophie bopp moo xam da nga idéologie bopp li nga bëggoon li nga boo sañoon àddina bi yëpp dugg si ku ëpp ko am diine nag bu ñu naxante diine ju amul prosélytisme amul boo dee juif boo sañoon ñëpp nekk yawut boo dee chrétien boo sañoon ñëpp nekk chrétien boo dee jullit boo sañoon nekk jullit et c'est normal aussi c'est normal donc boo gisee yow bu fekkee ne yow da nga am benn diine wala nga am benn philosophie benn gisin bon bu jàmmaarloog ak beneen boo xam ne bii mi ngi lay bëgg a ëpp doole mais comme da ngeen di xeex doo wane lu baaxam d'accord doo wane lu baaxam kon man dafa mel ne dama comprendre comme ne ñoom dañu bëgg a décourager jullit yi. mais bien sûr te niñ leen di décourager mooy jam ki nga xam ne mooy modèle. voilà mais gis nga imam gis nga dañu toujours di éviter parce que dañu am ay mbokk yenn yu bokk ci yeneen diine. te ñun bokkul ci suñuy aada. ñuy xarab yeneen diine yi parce que li ñu si yonante bi sant mooy respecter yeneen croyances yi. terewul nag mën nañu wax suñu dëgg ci teggin waaw. mais jamono yële passé am na ci chef ci benn diine boo xam ne bi attaqué na fi l'islam attaque bu métti ci benn université. wane ne parce que li ko jaaxaloon mooy comme ni ma la ko rek ni l'islam di amee doole ci Europe tey. gis naa vidéo boobu. waaw mu ne léegi nag ñiy dugg ci l'islam surtout ci université ñiy dugg ci l'islam dañoo xamul parce que l'islam violence moo ko may li ma am. ku ne xam ne l'islam du ñun suñu maam yi bu ñuy dugg ci l'islam jaasi dugal leen ci. dañoo gis ay jullit ñuy dund seen dund témoigne li ñuy wax témoignage. ñu gis nu ñuy dundee. loolu moo leen dugal ci. ñaareel ba kooku ci boppam kilifa diine boobu ngay wax diine boobu mu bokk ñoom jëfandikoo nañ jaasi. ci histoire xam na ko daal lu tax duñu wax loolu. par exemple bu ñu defee histoire comparée. waaw on ne peut pas faire de l'histoire comparée entre l'islam et les autres religions. kon nag parce que
l'islam rek moo am benn ay dispositions xam ne yi les minorités sont protégées. parce que ay Charlemagne ak yooyu quand même xamee nañ leen. mais loolu les lu métti minorités daal kii damay wax ne. te ci diine lañ doon askano. am na kenn kii benn waay bu doon laajte léegi nag bu fekkee ne l'islam bëggul sàngara léegi bu fekkee ne léegi dafa am ñu ne leen bu boobaa amirul muminin moo leen di jëndal sàngara. yooyu li ñu bëgg wax mooy dafay respecter seen droit. da leen di bàyyi seen droit parce que ñoom loolu la ñu gëm. donc du leen bunu xataal ci loolu. alors donc loolu ñuy def noonu ñoom pourtant am nay jamono 1979 c'était en fàttaliku xam nga 1979 àddina bi dafa yëngatu woon ci wàllu l'islam. waaw la révolution iranienne. la révolution iranienne li xew Algérie. waaw li xew Égypte ba même fii dañu ko dul wax. mais li am mooy Senghor bàyyiwul parce que dafa bëggoon bàyyi nguur. parce que les services secrets français dañu waxoon ne Sénégal mooy deuxième pays bu war a def révolution islamique après l'Iran parce que jamono boobu. déet dafa yëngatuwoon bu baax a baax sëñ Abdou Lahad nekk fii tàng jër. di murid yi yëngatu aéroport. ci la kii bind au pays des mollahs. Magasuba Sénégal pays des mollahs. ci la les mollahs vont prendre le pouvoir waaw maa ngi fàttali livre boobu am naa ko. Magasuba léegi nag ñu ne. Magasuba loolu nag moo tax ñu ne waa ji demal quoi. kon su ko defee gis nga docteur Momar imam Babacar Sylla xam nga bon suñ ko joxoon temps dinañ gën a développer mais bon comme niñ ko waxee li émission bi contribution la rek joxe ay piste nit ñi kon ne gëstu gis ne moo tax daal man li ma gën a marqué ci li mu développé mooy loolu maanaam kon ñoom daal Occident effectivement tey islam dañu xam ne suñ ko bàyyi boppam bàyyi jullit yi ñu doxal dafay am doole. d'ailleurs sax am na seen gëstukat bu wax ne bismillah. même une minute c'est-à-dire que ci wàllu xam nga ñun li ñuy snobé mooy les sciences. les sciences et la technologie. waaw les sciences la ñuy snobé parce que dañu wax ne xarala. yéen seen diine ji nangam amul leen xam-xam nangam. mais l'histoire boo ñuy jàng histoire dëgg-dëgg. te maandu. wane nañu ne. Occident la fa nekk ci xam-xam lépp source bi islam la. naka ci naka. waaye li ko def mooy yonent bi li mu jàngale. d'abord ku ne xam na ne l'islam iqra la commencé alxuraan iqra la commencé jàngal donc ni ñu exalté njàng. dem leen wuti xam-xam ba Chine wut xam-xam ci jigéen farata ci jigéen ak góor et cetera hadis yi kenn du jeex boobu afala taqiloona afala yaqiloona yooyu du jeex ci alxuraan luy invité wut xam-xam loolu atmosphère boobu la yonent bi amal ci jamono boobu nga xam ne jullit ñi dañoo yitte woon xam-xam. li imaam doon wax sànq rek arab yi. waaw dañoo ñàkkoon solo kenn faalew leen. kon alquran ak yonent bi ñoo leen jox solo. voilà xam-xam voilà donc xam-xam boobu wut xam-xam boobu kooku c'est-à-dire esprit scientifique. waxuma sax science mais esprit scientifique. waaw koo xam ne kii da ngay doxal sa xel. pour xool àddina bi ni mu tëre yaskuruuna Llaaha qiyaaman wa qu'uudan wa alaa junubihim yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati. loolu esprit boobu moo nekkoon ci jullit ñu jëkk ñi. wut xam-xam yittewoo xam-xam léegi ñoom. li grec yi xam-xam bi grec yi defoon ak égyptiens yi. ñoom ñoo ko jëli critiquer ko. waaw ba pare joxaat ko àddina bi. ba jamono yooyu ku mënul jàng arab doo am xam-xam. c'est ça ndax lépp ci arab la science exacte li ëpp ci science exacte yi même ci science sociale yi. moo xam astronomie la. côté boobu laa gën a gëstu te effectivement ñoom pendant benn bindkat occidental mu ne pendant 10 siècles astronomie bu ñu koy wax ci dëkku jullit yi moo tax. du astronomie rek science exacte yi nga jël yëpp mathématique médecine mais médecine ñun fii man bi ma nekkee dama daan stage fële dama daan gis Avicenne ou Averroès ay pavillon mais xamoo ne Ibn Sina la wala Ibn Rushd la alors que ñooñu c'était des kii xawaarismique pour les mathématiques algèbre nga xam ne mooy base tey informatique mooy base informatique li ñuy développé ba tey donc science yëpp boo ci dem boo demee ca source ba ca précurseur ba c'est un savant musulman donc ñoom malheureusement ñoom dañu ñëw jël méthodologie scientifique bi mais jëluñu base éthique bi loolu mooy problème moo tax tey
fi mu nekk nii la waa ji waxoon science sans conscience n'est que ruine de l'âme. léegi xam-xam bi ñoom xam-xam boobu léegi mënatuñ ko jëriñoo wala bu ñu ko jëriñoo rek musiba lay jur parce que base éthique bi moo disparaître. waaw mais c'est à l'islam qu'il doit véritablement xam-xam boobu yépp l'islam lañ ko donc léegi jullit ñi comme ni ma doon waxee léegi ci début bi ñoom ñoo jëriñoowul seen l'islam parce que esprit scientifique ci l'islam la fekk baax. tabaarkalla kon li ñuy xeebee en fait jullit ñoo ko war a régler. Imam Ababacar Sylla li ñu desee bariwul mais kon tey jii Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi koy diingat di ko def ci ay nataal yu ñaaw te wax dëgg yàlla amul lu ndaw a ndaw toq lu ñuul wala loo xam ni war nañ ko mën a tooñee ndax jàmm ak lu baax la fi indil doomu aadama yi ba sax ay bindkat ci ay gëstukat tubaab yoo xam ne ñoom idéologie yi xew actuellement yóbbuwu leen parce que seen jamono ñoom xam-xam lañ gëmoon ay ñoom Lamartine ay gët ñoom wax nañ ci loo xam ni lu leer la kon ñii di yëngatu ni actuellement dafa am lu ñu jublu ak lu ñu ragal mais léegi yow gëstukat nga boroom xam-xam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey jii yow lan nga gis ne àddina bi war nañ koo gën a xam ci moom nga xam ne da ko apporter humanité bi fekkoon humanité bi nekkoon ci lëndëm mu yóbbu ko ci leer yóbbu ko ci beneen niveau boobu lan la jërëjëf yaay maam junj nga ko léegi mooy ñàkk gi nu ñàkk xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom ñu bugg koo def noonu waaye li jaadu mooy moom bu nu ñëwee ci léegi li mu andil àddina ba nu am dal gii tey xam ne wekk rek lañ ko war a def foog ñu bàyyi xel ne suñu borom tamit daf ko protéger santuñu ñun ñu protéger ko wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu soo gisee bu ñu caricaturé yonent bi jullit yi di jóg dafa nekk farata ci ñun pour ñu protéger ko moo xam bakkanam la wala deram la comme ni ñuy defaree suñu institution yi samp président defar ay loi aar ko article 80 fii Sénégal ñëpp xam nañ ko loolu laa rek ñu ne la offense au chef de l'État c'est sacré na nga laa gis nga yonent sallallahu alayhi wa sallam statut bu ëpp boobu la ko yàlla jox ci alquran mooy kenn amul droit di ŋàññi jëmale ci moom kenn amul droit di ñaawal jëmale ci moom kenn amul droit di sabooti jëmale ci moom parce que mooy sauvetage su àddina moom rek ngay gis moom la ñuy tudd turu yàlla teg ci turam foo ne laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah rek nga ci teg bu ñuy nodd bu ñu tuddee yàlla moom lañ ciy teg bu ñuy tudd doom bu ñu tuddee yàlla moom lañ ciy teg bu ñuy takk sëy bu ñuy xutba lépp lu ñuy def fu ñu tuddee yàlla turam lañ ciy teg loolu suñu boroom moo ko may pour won ñu gëddam ak xaqam ci kaweñaay ba pare tagg ko ci alquran ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yaa nga ca njobbaxtalu tedd ngay jikko ya c'est-à-dire ni yàlla bëgg doomu aadama mel ci mët yonent yegg na fa yàlla garantir ne yàlla nañu maa garantir ne ku am jikko bu mat la effectivement kon mën ngeen xool ci moom effectivement roy leen ci bu dul woon garantie boobu mën nañu wax ne si léeg-léeg mu wàcc léeg-léeg mu yegg ba pare ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko toppee da ngeen di jub kon moom sunu boroom won nañu nit bu exceptionnel la te bokk na ci sew-sew yi boroom xam-xam yi di wax ci moom mooy tey boo doon dugg ci diine boo ne ashhadu an laa ilaha illa allah rek yem ci sa dugg ci diine yàlla du ko nangu foog nga wax wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga door a dugg ci diine te boo ñëwee na ashhadu anna muhammadan rasulullah te waxu ashhadu an laa ilaha illa allah danañ nangu sa dugg ci diine waaw ndax boo ne ashhadu anna muhammadan rasulullah saxal nga yàlla saxal nga kenn yàlla saxal nga yónni yeneen waaw gisuma woon la loolu mu nga te boo ne laa ilaha illallah kese dugaloo yeneen bi allahu akbar kon loolu dafay wane rek moom suñu boroom mool bi mu ko mool ni mu rëyee junj naa sànq benn message boo xam ne Jaafar moo ko defoon waaw ca kanamu Najaashi nekk message boo xam ne moom moo setal deru yonent ci àddina ñi koy caricaturer ak ñi koy xas ak ñi ko xamul waaye itam moom daanaka dafa tënk li yonent indi ci àddina waa Makka dañu tuumaal yonent ne nitu violence la ak ñi mu àndal te kan ñoom ñoo leen di bundu xataal di nangu seen alal yonent gis ni ñu leen di loree mu digal leen ne leen nañ génn Makka loolu déjà rek mooy wane ne nitu jàmm la bu ñu fekkee seen alal nangu tuur seen deret faat seen bakkan au lieu mu ne fayu leen mu ne leen dem leen wuti fu ngeen rawalee seen bakkan ñoom ñëpp ñu génn dëkk bi ba pare mu yebal leen ne leen dégg naa ca Xabash
benn buur bu maandu boo xam ne nee nañu moom du nangu kenn kuy fitnaal nit ci nguuram teg ko rek ci yaama neex dem leen ngeen nëbbu foofu ñu dem foofu nëbbu waa Màkka yónni waa délégation fekk fu buur ba di yàq deram ne ko ñi nga fat fii ay nitu fitna lañu yàq nañu Màkka dañuy saaga sunu yàlla yi dañuy tuur deret dañuy jël alal yàq wax lu ne Najaashi yi woolu leen pour déglu leen ñoom tamit parce que loolu mooy mandute ñee du ñu ñëw rek wax ne ñii du ñu nitu jàmm nga ne ah bon kon du ñu nitu jàmm génn leen ci biti deful noonu da leen a woolu ñu ñëw mu laaj leen yéen lan mooy seen problème ba ngeen ñëw fii. Jaafar commencé jàng discours bi ne ko ayyuhal malik kunna qawman ahla jahiliya na'budu al asnaam wa na'kulu al maytata wa na'ti al fawahisha wa naqta'u al arham wa nusi'u al jiwaar wa ya'kulu al qawiyu minna ad da'if ba discours bi jeex dafa gudd dafa wax ni ñun daal ay nit lañu yoo xam ne dañu nekkoon ci ay nit yu réer nit ñoo xam ne dañu daan jaamu xërëm dañu daan lekk medd dañu daan tuur deret dañu daan ñaawal ci sunu dëkkandoo dañu daan def ku ëpp sa moroom doole rek duma ku mën sa moroom duma la loi du plus fort waaw mu ngoog mu ne ci lii la ñu nekkoon di dund ba yàgg rek am benn waay bu yàlla yónni ci ñun naarifu nasabahu wa ifaafahu gis nga ñu xam askanam muy ku set di ku sell xam jomam ak jikkoom yu rafet parce que suñu biir la dund kooku ñëw woonu ci nu wéetal yàlla bàyyi jaamu xërëm woonu ci ñu bàyyi tuur deret woonu ñu bàyyi lekk medd woonu ci ñu bàyyi jaay doole ñu xool li mu ñu wax mu convaincre gën ci li ñu newoon ñu bàyyi jaamu xërëm bàyyi naan sàngara bàyyi tuur deret bàyyi reyante bàyyi lépp dem topp ko waa dëkk bi gis ni ñu àndeek moom ni mu yiwee ñu ne ñun fokk nu delluwaat ci riir gi nu nekkoon di jaamuwaat xërëm comme ñoom di tuur deretu jàmbur di jël alalu jàmbur di lor ay dëkkandoo ñu ne leen ñun loolu dootuñu ko defati parce que dem nañ ba gis ne doomu aadama dundam ëpp na loolu mën sa moroom duma tuur deretu jàmbur jël alalu jàmbur kooku yow boo tëddee même sa conscience sax du la bàyyi nga nelaw parce que mënoo jël nit nga rey ko dem toog te defuloo dara lii mooy suñu problème léegi bi lii xewee ñun ñu lànk ne du ñu dellu si waat ñoom nag ñu ne ñu foog ngeen dellu si di jël suñu alal di ñu dóor di faat suñuy bakkan yenent nañu ñëw làqu si fii parce que yëg nañ yow sa suuf bu maandu la maanaam kenn du fi tooñ nit kenn du ëpp sa moroom doole duma lii moo waral ñu ñëw fii nëbbatu mu ne leen macha allah lii rafet ne newoon nañ ma yéen da ngeen di faral di ŋàññi suñu diine bi yontu yàlla Isa soxna Mariam da ngeen ci ŋàññi est-ce que am na lu ci seen alquran wax mu ne ko yàlla d'ailleurs sax daf ko tuddee benn saar boo xam ne soxna Mariama la ko tuddee daal di commencé ñëw indi ci histoire soxna Mariam comme maa ngi tënk temps baa ngi jeex wax ci keroog Najaashi ay rongañam dafa tuuru mu ne ko wallahi lii ngeen wax fii ak li yontu yàlla Isa indi lu toll ni bant su tuuti su mu yor doxul ci diggante boobu te maa ngi yëg ne inspiration bi wàcc ci yow moom laa daan yëg bu leer googu daan wàcc ci ñun kon loolu da doon wane rek ne moom yonent la boo xam ne dafa ñëw tabax nit tabax jikko tabax société tabax àddina nit ku sell la woon looloo tax ñu tabarkalla discours boobu war nañ ko effectivement bu jara yaatal Ibn Abi Talib lu jara yaatal parce que wane na def na portrait yenn bi saa salaam ak message am comme ni nga ko waxee léegi jullit yi ñoom ñoo war léegi lii xew ci jamono ñu fexe ba message boobu ñu dëppale ko ak li àddina soxla léegi d'ailleurs moo tax quelques minutes moo ñu dese moo tax léegi docteur Momar dam lay jox ci déjà mel na ni am na loo bëgg a compléter mais nga yóbbaale comme ça mu nekkaale sa parole de conclusion nga yóbbaale maintenant perspective xam naa 1 minute la ñuy am rek mais lii xew nii est-ce que dafa war a tax ñu jàpp ne kon yenn sa salam ba faw Occident moom duñ ko nangu wala est-ce que dans les perspectives yow jàpp nga ni war na place yenn sa salam ak wàccuwaayam Occident mën na di ko gën a nangu waaw non xam nga loolu mënut a ñàkk c'est-à-dire que ni ko yenn occidentaux individus yi nañ ko soxlaa ba ku leen wax l'islam ci teyu bakkan ñu dugg ci noonu la ko àddina bi yëpp soxlaa c'est-à-dire àddina bi moo toll ci monde boo xam ne
c'est crise multidimensionnelle la. benn gisuloo fi benn borom xam-xam boo xam ne bi tey indi na fi xam-xam boo xam ne bi dañu wax ne lii mën naa régler problème yi. ay marxistes ñoo fi nekkoon ay socialisme ay nangam yooyu ku ne xam na ne ça ne marche plus. boo ko xoolee tey ji suñu nit ñi suñu politiciens yi fii. waaw xamatuñu fu ñu teg seen tànk amatuñu kenn xamatuñu xam kuy. jaxasoo na pourquoi parce que li doomu aadama yi soxla l'islam moo ko yore. il faut dire la vérité. xam nga wax naa fi Michel Hart waxoon na fi kenn rek moo fi réussir sur le plan religieux sur le plan politique xam nga. àddina bi mu ngi ci li ñuy wax schizophrénie benn coupure entre la vie religieuse et la vie sociale et politique. foo ci laïcité bi loolu lay consacré. boo doon mandarga rek nit koy dox tey nit koy dox ngarale. jël tànk bi teg fële jël tànk bi est-ce que dana dox dana dem. foofu la monde bi toll. il faut ñu boole diine. ak doxalin yi il faut ñu doole ko. te benn message moo ko yor mooy message yu l'islam. bu fekkoon ne sax dafa yem rek ci ay aaya ñu mën a wax waaye yonent bi da koy expérimenté mu dox parce que expérimenté na ko ak la cité de Médine ñu fi bàyyoon ci ñuy xool faw rachidun expérimenté nañ ko ci àddina bi loolu la àddina bi soxla tey xam naa loolu beneen thème lay doon moom lañ soxla incha allah d'accord kon voilà d'accord kon daal àddina bi soxla na gën a xam modèlu yonent bi sallam te modèle am mi ngi ko jëlee ci alquran expérimenté ko mu joxe ay résultats léegi kon imam Babacar Sylla yow tamit nga tàggatoo ak sama laaj bi mooy lan nga gis ci ne Occident est-ce que dinañ mës a ci ëllëg seen i njaboot ñoom seen i doom seen i sëtaat comme yéen sax nu mu ko waxoon ci Taïf bañ ko sànni ay xeer est-ce que yow yaakaar nga ni tey mën ngeen di ay tegtal ci ne ëllëg Occident mën na gën a xam wàccuwaay yonent bi sallam jox ko gëddëm nangu jàngaleem. dëgg la dama gëm na yàggatul sax. te ñoom ay boroomi xel lañu xam nañu loolu. te loolu sax foog ñu nangul leen loolu quand même waaw foog ñu nangul leen ko nag c'est normal ñu jéem a fët ñoom tamit. du xaw a yomb. waaye dama gëm ne yàggatul parce que gis naa gëstu yoo xam ne wane nañ ne. chaque année rek danañu gis lu ma 200,000 personnes ci biir France. yoo xam ne dañu ñëw tuubal seen bopp ngeen waxewu leen. ñooy xool ba gis ne diine bi moo leen convaincre ñu ñëw dugg. sallallahu alayhi wa sallam bi ko waa Taïf di saaga sànni ko xeer ba tuur deretam sax suñu borom dafa naroon a jox ndigal ñaari montagnes yi rek. ñu tañ ci Taïf mu jeex. mais dana ko allahumma ighfir li qawmin fa innahum laa ya'lamun. waaw ne ko yàlla na nga leen jéggal dañu xamul te maa ngi yaakaar ëllëg ci seen i ndigg am ñu ci génne gëm te dëkk ba yëpp julli lañ. moo tax ma gëm ne Occident mi ngi ñëw ci kanam soo moytuwul. fépp ay jullit a koy occupé insha allahu taala parce que wala aqibatu lil muttaqin lu mu yàgg-yàgg ndam li ci ñoom lay mujj kon dina jaadu jullit yi xam ne lii c'est normal te nii la daan amee bu njëkk dafay jaadu nag ñu def réaction waaye ñu xam ne nag jeexagul de dana am yeneen yu ñëwaat waaye ñoom loolu dañuy gën a publicité l'islam rek parce que am na ñu ko xamul woon bu yi xewee ñoom ci la ñuy dem di gëstu ji lan mooy l'islam suñu demee gis ne dëgg baa ngi nii ñu topp ci kon ñun tamit ñun sax dañ leen war a delloo njukkal ci li ñu def parce que ñoom ñu ngi yaatal tabarakallah jazakumullah xeyran kon nag mi ngi noonu suñu émission lii la woon tey mu doon contribution kon bu càmbar ci diine doon apporter ci affaire islamophobie ak rassemblement bi ci sénégalais yi def ak tamit jam boobu nga xam ñu ngi koy jam yéen bi sallallahu alayhi wasallam indi ngeen ci lu am solo kon docteur Mamadou Kane maa ngi lay gërëm encore di la remercier imam Babacar Sylla di la gërëm di la remercier kon émission baa ngi noonu ñi nga xam ni jotuñ ko topp ci guddi gi mën nañ ko kar ci àjjuma ci suba ci fin de matinée vendredi bi pour toppaat rediffusion bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Càmbar si diine sur ITV.